asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi internautes yi ñuy suivre sur la TMS TV ñuy am mbégte ak kontaan nag di ñëw ci seen émission thématique bi petit matin nag tey ma fas yéene ci ànd ak waa kër gi su ma ne waa kër gi mooy les confrères et les consoeurs yi nga xam ne ni tey ñoom ñoo nekk fii au niveau de la rédaction de la TMS TV ma bàyyi leen ñu nuyoo rek après nag ma ñëw nag ci thème bi nga xam ne tey mooy un thème d'actualité d'abord je vais commencer par l'extrême gauche Moustapha. nga nuyu ak téléspectateurs yi. ñu ngi lay ziar Abdou Aziz di am mbégte di am contenté di ànd ak yow ci émission petit matin di am mbégte également di ànd ak sama naataango yi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ensemble fii ci kër gi di nuyu le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde di Alaaji Thierno Moule Sow di ko jox wàccuwaay. jërëjëf Sarata Aïdara. waaw jërëjëf borom Actunet. jërëjëf doyen Aziz maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar ñi nga xamante ni ñoom laa feddal plateau bi tey nag xam naa nar nañ indi benn thème bu am solo mu nekk thème d'actualité waa laata loolu maa ngi ziar. la kon xam nga thème bi yow. xam naa ko. junj nga ma ko. donc ñoo ngi ziar le khalife général le PDG de la TMS TV El Hadji Thierno Moule Sow nekk the king of the all the king bàyyi ba ci kanam tuuti incha allah. jërëjëf Anta Wade mais Anta xanaa Abdoulaye sa maam la. très bien ak nuyoo ak téléspectateurs yi. salaamaaleykum mbokki internet yu TMS TV ñu ngi leen di nuyu ñëpp waaye nag nuyu ñu ciy jiital kilifa kër gi di la xalif général des Diènes di El Hadji Thierno Moule Sow di ko nuyu bu baax a baax di ko jox yëguwaayam di nuyu aussi sama naataango yi moo feggal ci plateau. joxal ma jaaji borom poésie ngoog jaaji l'homme poète. nga nuyu ak téléspectateurs yi. doyen Aziz. salaamaaleykum waa Petit Matin doyen Moustapha Sarata Anta di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu mbokku internet yi ñuy seetaan ak borom kër gi ak njabootam yëpp muy Alaaji Thierno Moule Sow. jërëjëf ju dugg nag maanaam ci thème yi tey ñaari thème la boo xoolee d'abord benn bu njëkk bi dañuy waxtaanee affaire élection Miss parce que nag élection Miss indi na coow ci Sénégal. coow loo xam ne boo ko jàngatee sax maanaam daan na am xëy na ci doon teg tànk beneen bi ci topp nag mooy la nga xam ne moom lañ ci toftal muy siif nag boo leen ko déggee mooy viol mooy nga sàkku nit ki ci lu ko neexul mais buñ ne viol nag nit ñi dañuy jàpp rek ne góor mooy viol jigéen mais viol moom mooy nga ànd ak nit ki te bëggu ko neexu ko donc loolu mooy doon beneen thème bi mais ñu commencé d'abord ci élection Miss heureusement que tey ma am ñaari demoiselles ngeen di suivre tout le temps élection Miss engouement bi dem na ba am Miss jongoma mais ñun dañuy ci Miss jànq bi la ñuy yem Sarata Aïdara tey d'abord yow ban jàngat ngay def ci élection Miss est-ce que xale bu jigéen war na maanaam di dem élection Miss. doyen Aziz maa ngi kontaan ci maanaam question bi nga xamante ni moom nga ma posé. ndaxte du suñuy avis la ñuy joxe mais dañuy xool li nga xamante ni moom moo am. te gis joxe sa avis. joxe sa avis nee ma du suñu avis la ñuy joxe sa avis laa bëgg a dégg yow tamit. waaw bàyyi rek ma waaw non joxe sa avis d'abord sa avis non oui on est dans un débat ouvert. léegi yow dama la interpréter en tant que jeune fille. comprendre léegi donne-moi ton avis. surtout qu'on parle de voilà loolu la. waaw loolu question du ma joxe sama avis doyen Aziz parce que damay xool rek li nga xamante ni. maanaam moom lañ gis maanaam li nga xamante ni remarque la en fait donc mën nañ ne. Sarata yaa ngi boo daw sama question bi de. non dawuma doyen Aziz boo dawee damay dem ci antenne. non bu la neexee. parce que yaa may posé question donc li may wax mooy que ni question de choix la. waaw maanaam bu neexee nit ki. maanaam xale bu jigéen gis na ci boppam maanaam ci wàllu Miss. gis na ni xëy na am na performance bi wala am na profit bi bëgg na maanaam domaine boobu donc moom mun na dem pour def loolu noonu. loolu beneen aspect bi mooy que ni
maanaam mu nekk li nga xamante ni est-ce que war nañ dem wala est-ce que waruñu dem loolu beneen domaine la. loolu di côté diine ak côté l'islam. bu ñu waar nag de xaaral maa ngi ñëw. non yaa ngi bëgg ma joxe sama avis. donc yaa ngi noonu di d'accord léegi yow dama la laaj tey yow man tey est-ce que yow bu ñu doon di nga maanaam est-ce que tey bu ñu doon demoon présenter bis di nga dem. non man duma dem parce que loolu neexuma en fait. neexu la très bien maa ngi ñëw ma laaj beneen jànq bi andawaat bi. élection Miss loo ci wax. man élection Miss ndax xale bu jigéen war na dem élection Miss. man élection Miss d'accord Miss. parce que je pense que jigéen. bu yar ga bëree kersa ga bëri. daal dinay jaaxal jigéen góor. ndax jigéen bi nga xamante ni yaa ko teg ci public muy exposé boppam. waaw daraam cëram benn nëbbatu ko. yar googu dafay wàññeeku te dootul am kersa te nit bu amul kersa jombul def dara. moo tax man élection Miss dama koy dàq. ah mais élection Miss dañ ne da ngay jaay sa beauté ah. attends jaay sa beauté amul sens. amul sens parce que ne beauté bi gën ci beauté mooy beauté bi nga xam mooy beauté intérieure mais élection Miss bi ma gis ci réewum Sénégal dañuy jàngal xale yi vie de luxe c'est-à-dire nga jël ay xale yu ndaw 20 ans la ñuy laaj ñoo xamante ne ni 20 ans la ñu am xale yu toll am 20 ans nga daal di leen jàngal luxe dugal leen ci hôtel yi yaa ngi dégg boo leen dugalee ci hôtel yi. mais am nañu dugg ci hôtel te def élection Miss. non dama lay expliquer. daal di leen di jox ay voyage ñuy tukki ci waaw dëkk bi. waaw xoolal vie boo xamante ne koo xamante ne mosu ko dund nga commencé ko koo dundal ah ñam naa ko neex na tonton Aziz. bàyyi ko du yomb léegi xale boobu noonu nga jàngal ko léegi mu am pour opportunité am ay ñu ko gis foofu ànd ak ay koppar yaa ngi dégg bu ko defee xale yooyu noonu koppar boobu noonu bu ñu demee ba amatuñ élection Miss boobu noonu moment yooyu ñu doon dund dañuy bëgg vie bu neex boobu ñu koy wëyal. d'accord maa ngi ñëw wëyal googu nag mooy tax ñu sànku. d'accord d'accord ma ci élection d'accord ci élection Miss. Jaaji dégg nga Sarata li mu wax dégg nga Anta li mu wax. tey Anta nee na élection Miss parce que maanaam condition de voyager condition d'hébergement accueil moo tax da nga exposer sa bopp pourtant man dama jàpp ne moom même moom en tant que journaliste les mêmes conditions mën na ko am dans le cadre de son travail. est-ce que loolu raison la pour que xale bi bañ a dem élection Miss yow lan nga ci en tant que góor. bon en fait. sa gel bu la tàggoon ne damay dem élection Miss est-ce que dañ ko bàyyi. non loolu dépendre ci man. ci kan la dépendre. parce que nit ku nekk ak passion. mais d'habitude Sénégal ñun tradition bi ñu am ak culture bu ñu am ak xalaat yu rafet yi ñu am jigéen waru mën a sax génne ay cëram. et élection Miss dañoo nëbb kàddu bi rek mais dañuy wax élection de prostituée déguisée. parce que Jaaji wax nga lu graaw de. non si doyen parce que. baax na ma ne Jaaji wax nga lu graaw mais acca leeralal. non waaw acca man je ne vais pas fuir mes mots. waaw c'est que je dis à tous les journalistes bu ñu toogee di wax ci dara. buñ ko cof nañ ko toj ku ci jariñu ku ci mën a jàngat def ko. tàqali ko lu bon nga def. bu fekkee ne am nga ci firnde aussi am na solo. voilà voilà récemment cadre Miss bi ñu violé am na bu sénégalais wax li yàgg na ci élection Miss yi kon ça prouve que affaire bi yàgg na ci te bu ñu waxee ni kii moom mooy Missu Sénégal buñ koy njëkk a defal dinañ ko jox voyage dañ ko dugal ci oto yi dinañ ko booleeg ay nit loolu sax atout la parce que bu fekkee seen passion la bu ñu gañee loolu la ñu war a am donc mérité nañ ko mais non dafa am ñoo xamante ne dañuy nekk ci suuf di def benn business boo xamante ne ñëpp xam nañ ko mooy dañuy jaay booy yi dañ ko wax te dee dañu leen di jaay cadre booy bi firnde na ko naka ndax xale bu ndaw xamul dara gagné élection Miss nga indi say nit je ne sais pas mu dem toog xamul sax lu xew nit jékki-jékki saa yëg ci kam dafa yeewu gis loolu noonu donc nañu xool lan mooy source bi te ñu jéem a criminaliser loolu parce que élection Miss man d'accord ma sax ci wax bi bay d'accord nit di ko def ça n'existe pas. d'accord dinañ ñëw Moustapha moi je vais citer 2 exemples parce que Jaaji nee na élection Miss c'est une forme de prostitution déguisée. du dëgg alors je vais prendre l'histoire de l'élection Miss vers les années fin 70-80 avec Thioro Thiam elle a été la première Miss du Sénégal. Thioro Thiam après elle a eu une maanaam am ménage am jëkkëram am liggéeyam te au moins Thioro Thiam elle est une femme exemplaire je la connais elle est de Kaolack mais elle est originaire de Kahone. La deuxième Miss c'est pas loin de nous c'est en 2009 avec Kati Chimère Diaw. Kati Chimère mais on l'a vu après sur les plateaux mu nekk une jeune fille très respectable jàng
am na liggéeyam ba am na jëkkëram donc tey su jaaji ne élection mi c'est une forme de procédure déguisée ma yaakaar ne xëy na peut-être que am na ñoo xam dañ koy utiliser ci côté bu bon bi mais ku bëgg a baax tamit vraiment defe naa ne même boo defoon élection mi du tax nga bon yow laay jox kàddu gi. jërëjëf. waaw non maa ngi ñëw maa ngi ñëw rek. peut-être xam naa jaaj yi li mu wax. bu ñu demee ba xóotal am na ay argument. waaw yu mu war a non dinañ ci ñëwaat waaw lu mu wax. alors wax nga léegi Thioro Thiam. waaw mais bu ñu sax interroger histoire. xam nga Miss bi ñu njëkk a organisé au Sénégal ñu ngi ko organisé le 4 avril 1960 ki njëkk a nekk Miss Sénégal elle s'appelle Fatou Ba. 4 avril 1960 bon c'est pour dëggal li nga wax. ci Thioro Thiam xam nga ak ci Kati Chimère. xam nga boo xoolee ci ñooñu nga xam ni am na ci côté boo xam ni. pour man y a pas de problème. mais bu problème amee léegi ci société bi. par rapport ak affaire Miss yi nga xam ni ku mel ni tey Ambroise Gomis nekk na président comité d'organisation Miss Sénégal pendant 25 ans. te presque mosoo ci dégg coow. te da nga daan gis événement bu rëy la daan doon ñëpp daan ko bàyyi xel bu ñu demee ba tey situation bi taxaw mais c'est parce que société bi moo tëddee neneen tey c'est-à-dire société bi dafa déréglé wu complètement moo tax tey nga dégg li nga ciy dégg ci yenn coow yeeg nangam-nangam. mais suñu interroger histoire ca gannaaw la xewoon bu njëkk jàmm ak salaam moo doon am teraanga moo daan am ci affaire Miss Sénégal dafa la daan servir sax d'exemple pour yenn jigéen ñu bëree bëri mais nag jamono jooju ak léegi pour man du benn jamono ju ñu nekk société bi dafa xotteeku y a une crise de valeur gis nga comportement xale yu jigéen ñi déggalatuñ seen waajur et puis fu ñu dem dañu yaakaar que ni seeni ay cër dañ ko war a di wone dañ ko war a di joxe rien que rek pour en tirer profit alors que Miss au temps bi muy jóg du loolu moo ko lalal Abdou. très bien c'est intéressant Diadji kon dama ñëwaat ci yow joxal ma micro bi Diadji mais Diadji bon c'est vrai que on a parlé un peu de l'aspect vestimentaire maanaam la manière seen yaram la ñuy wone et cetera mais man dama jàpp ne même bu fekkee ne on est sorti dans le cadre de Miss d'une présentation de élection Miss mais jigéen ñi actuellement ñu ngi sol loo xam ne nii mais seen cër yëpp mu ngi ci biti te demuñ élection Miss. bon bokkul. bokkul parce que tamit fee dafa mel ni arène bu mbëri di solo nga te fii ku nekk ak sa façon d'accoutrement su ma ni nu mu tuddee sax élection bi c'est élection de prostituée déguisée la cela veut dire quoi gis nga bu njëkk Kati Chimère Diaw une fois mos naa seetaan documentaire am et ni muy dundee ak xale yu jigéen ñi ni muy dundee ça fait diamétralement opposé ba tey ci ay série rôle yu am importance lay dégager maanaam jàngat xale yu jigéen ñi léegi doyen boo bëggee dégg-dëgg seen yaram la ñuy utiliser du sax élection Miss seen yaram ci boppam la ñuy utiliser pour am ci lu ñu bëgg. maanaam dañuy jaay seen yaram. mais jaay sa yaram. mais lu waral loolu. xam nga moo ko waral. parce que boo juddoo ci kër. baay jox la. yaay jox la. boo génnee gis ay xarit yor ay iPhone yu baax oto. et fenn nga ko mun a amee. est-ce que loolu raison la. non du raison moo tax ma ne la Kati Chimère elle est bien éduquée. kon yeneen ñi ñoom ils sont pas bien éduqués. man mun naa ko jàppee loolu. très bien mun naa ko jàpp parce que bu ñu la éduqué Moustapha dañuy waxante dëgg man dooma chantage nga ñëw nga ne ma man lii laa bëgg ma ne lii kat pour nga def ko il faut nga def ak ma lii mais bu fekkee jigéen bu baax foofu ngay daggee relation boobu ak toutes sortes de discussions mais doo ko def da ngay dem di garder le contact mu ngay woo di la invité fii ngay dem mu ngay jox xaalis ngay jël tôt ou tard bi nga tombé si piège am muy élection Miss muy leneen ak leneen na si am lu ci muccal xale jigéen ñi moom mooy nañu digne am dignité xam seen bopp parce que même góor bu la chantage boo amee force am dignité nga bëgg sa bopp xam yow yaay kan loolu diñ ci mën a échapper mais dañ maa violé dañ maa chantage te fekk ni waaw loolu moom nañ ci ñëw ñun kat ñu ngi ci élection Miss fi mu ne nii mais daañ ñëw ci deuxième partie bi Sarata ñu ngi leen di sànni li ñuy wax naan on est en train de jeter une pierre dans votre jardin tey on a parlé de l'accoutrement mais dafa mel ni accoutrement bi dafa spécifié wu uniquement ci Miss yi alors que am na ñoo xam ne mosuñ taxaw élection Miss te la ñu sol moo gën a bon fuuf
yow en tant que jigéen loo ciy wax. doyen déjà je pense que ni yéen thème bi fi ngeen ko focaliser wu du foofu maanaam seen wax yi ngeen wax nii fi ngeen ko focaliser kon nag ñu wu du foofu rectifier kon nag non du question de rectification parce que je pense que ni bu ma déggee kii nii nu mu tudd Diadji je pense que ni peut-être lu mu indee nu mu aborder maanaam c'est une forme de prostitution déguisée fi mu ko indee noonu la waaye am nu mu ko waxee moo du noonu xëy na forme analyse la dëgg la mais maanaam dama ko bëgg a wax ni yow yaa ngi dugg ci maa ngi Diadji de prostitution wax sa xalaat non dama xam li muy wax parce que dañoo débattre fii sànq donc fi mu ko utiliser ci selon moi maanaam moo kiiwul quoi maanaam ni mu ko exploiter moo baaxul maanaam ce qu'il veut dire peut-être maanaam ci man waaw mon avis donc donc ni ma ko gisee maanaam question de prostitution déguisée bi maanaam wax bi du question de jeunes yi maanaam jeunesse bi du question de jigéen ñi kese mais affaire bi ñan la maanaam supérieurs yi maanaam ñu yore comité d'organisation yi de Miss yi ñoom lañ war a maanaam ñoom lañ war a joxoñ baaram parce que ñoom ñooy organiser affaire Miss Sénégal wala Miss Jongoma yaa ngi dégg comme ni nga ko waxee sànq donc ñooñu ñooy non attends doyen mooy ma wax sinon temps bi def ñuy xoj te après du ma wax li ma bëgg a wax donc li ma bëgg a wax maanaam ñi yore comité d'organisation yi ñoom mën nañ ne ñoom ñooy maanaam ay mafia lañu parce que ñoom ñooy déjà ñoom ñoo mën a jaay jeunes yi maanaam ñoom ñoo am peut-être intention pour jaay jeunesse su Sénégal yi parce que ñoom tey ñoom mën nañ dugg ci wàllu Miss peut-être ku nekk ak choix am waaw maanaam nga ñëw bëgg a dugg ci wàllu Miss comme par exemple man tey boo ma nee naa dugg ci wàllu Miss du ma ci dugg aram naam sàngara du ma ci mësu dugg ci àdduna ñaanuma ko yàlla te xam naa ni du ma ko dugg yaa ngi dégg mais am na ñi nga xamante ni porté nañ choix que ni dañuy bëgg nekk ay Miss peut-être seen profit wala dañ ko bëgg seen rêve la mais ñi ci dugg c'est pas parce que ñoom dañoo yàqu wala yaruñu leen moo tax ñu dugg ci waaw lan moo tax dañ ciy dugg parce que xëy na seen choix la seen ambition la mais question bi di ci loolu maanaam ñan ñoo yore wàllum loolu mais li supérieur bu fekkee ñoom dañoo jaay ñooñu te ñoom elles sont naïfs wala ils sont naïfs dedans mais ñooñu dañuy dugg ci ci buntu bi nga xamante ne xamuñu ko mën nañ leen jaay te xamuñu ko déjà l'actualité femmes Miss yu fi génn yëpp dégg nañ seen i propos am na ñi nga xamante ni gis nañ ni maanaam seen comité d'organisation question de mafia kese la. D'accord. Affaire de mafia d'escroquerie ak affaire de arnaque. D'accord. yaa ngi dégg. donc bu ñu gisee loolu. duñu ne ñoom ñoo am tort peut-être que am nañ ci part de responsabilité parce que ana sénégalais ak ci mbirum Miss wala leneen ak leneen bëri na fii ci Sénégal gis nañ ko te ku ci nekk am nga ce choix pour dugg ci lii wala dugg ci lee mais li ma gis que ni mooy que ni ñoom dañoo jël. maanaam affaire de comité d'organisation waa comité d'organisation dañoo jël affaire bi def ko benn genre comme ni nga ko waxee genre de business donc business boobu noonu dañuy jaay xale yi te duñ ko xam yaa ngi dégg parce que dégg nañ fi Missu 2020 mooy ki nga xamante ni moom moo yëngal dëkk bi indi propos yooyu noonu donc kooku nee na moom bi mu demee foofu noonu am na yenn proposition ñu leen proposé ba ay salle de suite ñu leen di teg foofu naan ñu waxtaan ak ay naar yi nga xamante ni dañuy jógee à l'extérieur. d'accord loolu waaw loolu moom mais yeneen ak yeneen d'accord maa ngi dinañ ci ñëwaat Anta Sarr te dégg naa ko ci waxam ma am affaire li mu wax yi bari na mais dama ci seppi leen nee na les organisateurs am nañ ci part de responsabilité bon dama la ciy interpeller mais ñi nga xam ne nii dañu am seen structure alors organiser woote ñoom forcé wuñ kenn ne kaay bokk nit ki volontairement moom moo choisir ne dem bokk tey léegi nag yow lan ngay wax ci loolu. li may wax ci loolu du bëri juste damay wax ne mala sax bu ne da nga kaa jël def ko ci sa kër war nga kaa waxtu c'est-à-dire war nga ko topp man je peux pas comprendre nga jël ne da ngay organiser benn élection Miss def sa da ngay organiser élection Miss. waaw élection Miss boobu nga organiser. jël ay xale. parce que ñoom ce sont des adolescents et tonton Aziz tu sais que l'adolescence ça rime avec la naïveté donc xale yooyu war nga leen topp war nga leen xool. bu ñu tëddee jar na sax nga ut ay sécurité ñoo xamante ne dinañ ko suivre parce que say ku jël ay njaboot ku jël xaj sax dénk la ko war nga ko sàmm asumalaat nag parents yi nga xamante ne jël nañ seen apport bàyyi la ak seeni doom
léegi bu ñu leen bàyyee da nga koy def comme sa njaboot rek soo ko defee comme sa njaboot nga xool leen veillé ci ba ëllëg kenn du la dut baaraam parce que loo gis rek lu yow yaa ko métier bu amul rek yow yaa koy salteel parce que mun nga di am looy jaay sax mais nga jox ko ak organisation def ko bu ak ni mu waree xale yi nga xamante ni dajale nga leen ñuy ay jigéen lañ te jigéen naturellement il est faible te ay xale lañu. mais yow fi mu ne yaa ngi mel ni yaa ngi accepté dans ton analyse. non man je l'organisation. déglu da waaw non parce que d'accord tu me parles de l'organisation. voilà très bien. tu me parles de l'organisation man je me suis dit que ne mala sax soo ko amee war nga ko wattu asuma la doomu aadama nit ki nga dénk Sénégal yëpp xam na ni yaa leen yor man je pense que ni war nga ci veiller parce que yan bi dafa diis. ku jël ay nit jox la war a yan bi diis na ba ëllëg doo am luñ la ciy xeebee donc man dama leen di rappeler rek communauté d'organisation boobu noonu xale yi ñu leen jox ñu xool naka lañ leen di wattu naka guddi gi naka la fan la ñuy nekk lan la ñuy lekk. ñu protéger leen def fa sécurité bu war je pense. waaye léegi ana responsabilité parents yi maintenant. mais attends parents yi man. responsabilité parents yi ana ñu. déglu des fois tonton Aziz nga am sa doom mu am passion ne dafay def mise yaa ngi dégg. ñoom xëy na nangu nañ ko li tax ñu nangu ko ñoom la concerné léegi parents yi xëy na yow ba nga fay dem nanguwuñu ko noonu kese ma xam ndax mise yi ku ci nekk da nga dem si kër parent ba xam foofu léegi bañ la ko dénkee yow nga taxaw nekk yaay ndax xale yi yaa leen mag de 1 te koo mag jikko ko si jamono teg ci nga organiser loo xam ne adduna bi yëpp dañ koy suivre ñëpp ne miisu Sénégal ñooy jógee Europe ak ñëpp taxaw kon xale yooyu noonu war nga leen sàmm. d'accord mu waree. d'accord waaw Diadji ma ñëwaat ci yow tey yéen a ngi vraiment boo xoolee peut-être analyse yi mooy jigéen warul dem wane ay cëram bon presque wax ji le gros moom moo génn mais et pourtant day. yaay une autre forme boo xam ne nii jigéen mu ngi ci génne cëram te pourtant duñ ko wax ngeen baal ma ci kàddu bi mais am na sabar yoo xam ne dafay am moo gën a garaaw élection Miss. voilà doyen ci loolu damay wax ni état ak comité d'organisation yi waroon nañu def ci seen alal war a mun a investir ci beneen fànn que ci élection Miss li nga wax dëgg la parce que. sabar yeeg yooyu mais ñoom il faut que ñoom ñu am promotion ci loolu parce que. ñan ko am promotion. sabar yi ak ñuy sol lu bon ak nangam sa am parce que souvent télé yi moo leen di génne jigéen ñi sabar sax dafa sori da ngay génn fii gis benn xale bu jigéen sol loo xamante ni. ah waaw moom laa fi wax léegi. voilà c'est du n'importe quoi. ah waaw loolu la non. li ñu sol ñu ci bari dara baaxu ci. l'habit ne fait pas de le moine ne compte pas parce que gis nga jigéen boo amee yiw bu nekk ci yow am benn aspect bi ngay doxee que ni jigéen lépp comme valeur yi da nga war a nëbb say cër loolu moom moo concret loolu moo war a nekk mais léegi. nëbb say cër mooy lan. nëbb say cër maanaam nga sol lu jot. bañ a sol lu dang. non waxuma bañ a sol lu dang. ah lu dang kat léegi kooku noonu ma laaj la. lu seere affaire bi ngeen di wax noonu. est-ce que kooku loolu motif la kooku ñu violé te kooku ki ñu violé ki question de colline Sarata dañ ñëw ci viol actuellement ñu ngi ci problème di wax ni ça ne colle rien du tout. waaw d'accord ñu ngi ñëw uyu ma dama ne ñu ngi ñëw actuellement on est dugguñ daal ci action ci accoutrement lañ ñëw mais kooku est-ce que loolu moo tax ñu violé ko ne non moom waxagul loolu àggagul foofu dafa laajte ci accoutrement voilà accoutrement ñu ngi ci accoutrement voilà dafa leen waa kay sa voilà question très moom bien mooy voilà est-ce que ñuy dem ci miss yi rek ñoom rek ay sol lu bon. voilà mais du ñoom kese mais aspect yi bokkul parce que bu ñu nee élection Miss te certainement saa yu ñu ne élection Miss am na bu ñuy wax jupe la ñuy recommander ak ay body yu sew man gis naa ko élection Miss ñu ne sol leen jupe ak xaw ma lan short xaw ma mais loolu ñu ngi jàng xale yi sol yu bon. mais xale yi ñu ngi sol loolu te amul élection Miss. waaw dëgg la ñu ngi koy sol. mais ñooñu noonu. élection Miss da ko ñëpp di gis. parce que élection Miss foofu mooy arène bi. ñëpp koy seetaan. parce que foofu ñëpp koy seetaan. mais bien vrai que ñit ñi ñu ngi sol lu bon xale yu jigéen ñi ñu ngi sol lu bon ñu ngi koy sol te je dis manque d'éducation la bëgg lu bon la aussi parce que boo dee jigéen nga war a nëbb say cër nga gis ñit ñi di nëbb say cër nga génn sol loo xamante ne day xaali la sa yaram nangam sangam bu ñu waxee souvent ñu naan. bu ñu kenn jugé l'habit ne fait pas le moine loolu ay prétexte la jigéen day nëbb cëram voilà pour ñu néew ci miss d'accord Moustapha je reviens à vous
tey yàlla expérience bi la may dans ce milieu ngay suivre l'évolution suivre les accoutrements c'est vrai que on a tiré sur l'élection Miss parce que dañ ne c'est un moyen à la femme de montrer son corps de vendre son image mais gis nañ ne man boobu c'est le constat unanime que les femmes na ma yàlla baal ñenn yi dañuy dem plein milieu en ville centre-ville Sandaga sax pour ne pas le nommer sol du n'importe quoi exhiber seen bopp tey est-ce que ñooñu tey boo leen doon comparer tey presque du ak élection Miss tey maanaam sorewuñu ci comportement mooy ñan maanaam jigéen rek am na jigéen ñoo xam ne demuñ élection Miss mais ñu ngi sol loo xam ne nii maanaam dañu war a seen yaram yëpp waaw mais je pense que laal nga point bu am importance mooy ci problème colin waaw bi nga xam ni tey c'est un véritable problème pour la société sénégalaise. Tout à fait. Loolu nag je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que bu ñu interroger toujours histoire suñu yaay comportement bi ñu amoon ci côté accoutrement ak léegi du benn. Très bien. moo tax ma ne responsabilité yi actuellement dañu partagé wu loolu nag dañu war a gën a renforcer la vigilance ba tax tey bu ñuy organiser lu mel ni élection Miss au Sénégal je pense que kuy borom kër nekk responsable nekk kilifa balaa ngaa bàyyi sa doom bu dem ci genre ndaje yu mel noonu defe naa war nga ko mën a xool. Très bien. loolu moo tax tey nga gis jigéen bu ne mën nañ la violer fu ne donte nag il n'est pas dit que nee nga dañ mu violer rek que loolu nga wax am na parce que bu ñu duggee ci biir waxtaan bi. waaw daañu ci ñëw. daañ ci ñëw bu baax a baax loolu daal laa amoon lu may wax pour le moment. Voilà Sarata je reviens vers Sarata Sarata c'est-à-dire que problème bi mooy que tey ñun dañuy wax affaire élection Miss bon dans sa forme maanaam ban impact la am par rapport ak ñi nga xam ñoom ñoo ko organiser parce que un démembrement du ministère du tourisme de la culture ñoom ñoo ko organiser donc ça veut dire que quelque part que organisation bi dañ ko légaliser comprendre xëy na la nekk ca biir le contenu moom la nit ñi di casse est-ce que réellement tey war nañ dem tey boo nekkoon tey maanaam war a décider élection Miss da nga koy annuler wala ngay bàyyi ñu continuer mais quand même da nga koy encadrer. yow laaj nga ma question bi nga xamante ni c'est difficile à répondre ah c'est difficile à répondre parce que. boo amoon ndogal c'est pas su ma amoon ndogal. waaw malheureusement que ni aw ma ndogal. waaw mais boo amoon ndogal laa wax mais su ma amoon ndogal dinaa ko annuler. pour lan nga koy annuler. parce que dafay yàq ay jeunes. ah bon. ah mais day yàq ay jeunes. comme ni ma la ko waxee fi ma ne foofu laa ne ba tey. dama ne am na ñoo xam jaar nañ ci réussir. bien sûr gis nañu ay kati ñoom Astou Sall. voilà mu ngoog jeex na déjà actuellement. elle présente. waaw yaa ngi dégg ci dans les grandes télé. waaw pourquoi nga koy annuler yow. non dama ne. ñoom maanaam ñi nekk ci njiit gi laa la wax de ah. ñu nekk ci maanaam ci comité d'organisation maanaam ñi nekk ci kaw. ñoom lay wax parce que ñoom ñoo ko def maanaam benn mafia. ah kon doo ko annuler. dinaa ko annuler kay dama ne. yow doyen bul ma jël delloo ginnaaw waaye dama ne ñu yore comité d'organisation bi ñooy fautif premier responsable. comment. luñ def ñoom ñooy responsable. lan lañ def parce que tey déglu ma ñi génn Miss 2020 génn na wax na Miss 2016 génn na wax na yaa ngi dégg ak yeneen Miss yi nga xamante ni 2020 Louga wax na bu kii nii Thiès wax na ah bu Saint-Louis bu Kaolack autant pour moi Kaolack wax na ah donc ak ñeneen yi nga xamante ni même Astou Sall mi ngeen di gis génn na wax na ni que ni maanaam moom tamit defoon nañ ko donc am na ñi nga xam question bi du question nom bon parce que damaa bon dugg naa ci élection de Miss wala lu may solee accoutrement affaire bi du ci loolu affaire bi ci ñan la maanaam affaire bi ci ñan la maanaam ñu yore comité d'organisation bi di jaay xale yi te ñoo jaay xale yi dañ leen di jaay loolu jaay leen la tudd xale bi ñoo leen jaay leen ma parce que imagine toi que ni xale yooyu noonu ñoo génn en live ci live bu Mamiko yaa ngi dégg génn ci live bu Mamiko ñoom ñoo doon waxal seen bopp kenn saxalu leen la ñuy ba léegi ça fait maintenant 1 an yenn yi 4 ans boobu ba léegi am na ñi nga xamante dañoo génn dañu ne sax ñoom am na ñi nga xamante ni ëmbal nañ leen ba avorté nañ am na ñi nga xamante ni ëmb nañ ci ba am doom mais dañ ci teg ba tànk mais loolu lan moo waral loolu ñu teg ci tànk parce que xëy na sutura
wala soit bëgguñu yóbbee leen fi nga xamante ni te duñu am fu ñu koy nettalee peut-être am na ñi nga xamante ni loolu lañ ci xool moo tax ñu bañ a xaawi seen i sutura bopp donc mais am na li bëree bëri moo ngi xew ci comité d'organisation yi du tey kese du depuis yéen a ngi wax ay atum 1960 ay 1900 nangam mais loolu yëpp wax ji lan la ñu yore comité d'organisation bi ñoom ñoo tegul yoon ci mbir mi parce que xale yi tey dañ leen proposé mooy xale bu jigéen boobu noonu Ndeye Fatima wax na ni que ñoom bu ñu nekkee ci salle bi ci li mu wax waa ak ñeneen ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci mbir mi li ñu wax nee nañ dañuy dem ba ci biir ñu proposé leen maanaam ñu wax leen dem leen nga waxtaan ak gan yi maanaam ganu naar ak ci Miss Sénégal lu ñuy wut foofu ak ba ñuy waxtaan ak ñooñu. baa ngi ñëw. non xaaral am na li ma bëgg a yokk di. waaw yow kan gaawatu fi. ak leneen li nga xamante ni maanaam ñu ngi koy def ñu ngi koy maanaam parce que am na xale yu jigéen yi nga xamante ni tey nee nañ am na benn miss bi nee na ñoom déjà atum 2020 bi xamoon nañ déjà kan lañ élire maanaam ci élection miss 2020 déjà xam nañ ko donc ñun boo lan lañ war a maanaam décortiquer wala lan lañ war a saytu maanaam ñu yore comité d'organisation bi ñu xool ñoom lan mooy seen problème en fait ak lu ñuy njuut jaat ci suuf loolu lañ war a décortiquer après jeunes yi ñu ñëw ñu teg ñu waxtaan ak ñooñu parce que jeunes yi tamit defuñu dara nii parce que dañoo bon wala lii ak lii parce que am na njiit yi nga xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw di leen ngemb peut-être. d'accord maa ngi ñëw Anta tey ki nga xam ne nii tey dafa ñëw rek ànd ak ay copinam vraiment ñu ne ko gis ko muy xale buy jàng am avenir plein d'avenir tey mu dégg élection Miss ñu ne ko mais pourquoi mënoon nga dem de parce que mën na la ubbul ay opportunité parce que élection Miss quand même mu ngi ubbi ay opportunité nañ wax dëgg parce que on a cité des exemples tey tout à fait est-ce que xale bi nga xam ne tey maanaam dem na pour def élection Miss Kër loolu moo ko yëkkati tey est-ce que kooku tey war nañ ko mën a présenter tey ay situation yoo xam ne day tax mu dem ba changer de trajectoire maanaam joxe boppam su fekkee ne am na encadrement bu baax. est-ce que war na changer. loolu waru ko mën a changer. très bien parce que nag yar dafa am solo te daf lay toppoo ndax da ngay des fois nit am na ñoo xamante ne ñu ngi àndal sax ay caga baal ma ci wax bi ñu ngi ànd ak ay agresseur ñu ngi ànd ak ay nit ñu bon te taxul ñu changer parce que nag wóorul parce que xale dafay tax non wóorul parce que 99% seeni morom yaraat nañ leen sa da ngay yar sa njaboot bu mu baax nga génn mbedd bi yàq ko waaye am na ñoo xamante nii nag ba ñu juddee xamal nañ leen suñu borom teg leen ci yoonu siraate xal mustaqim ñu bàyyi leen nag yàlla téyal leen seen bopp loolu dafay am mais loolu yëpp daal tentation yooyu yëpp man je pense que kooku war nañ ko mën a bloquer mu toog parce que je me dis que. ñu koy bloquer lu tax ñu naan dañ waa xaritam yi parce que ni war na ci mën a jaar pour tekki war na si mën a jaar pour nangam mais attends gis nga sa destin yaa ngi dégg nit ki da nga koy nangu mais l'essentiel mooy que ni da nga góorgóorlu yaa ngi dégg jàng nga góorgóorlu nekkal ci yoon mais bul foog ne tey boo siwee rek wala nga def wala nga exposer sa bopp wala nga joxe sa bopp loolu mooy tax nga tekki. loolu du loolu parce que gis nañ fi ñoo xamante ni jaar nañ ci ay élection Miss xam nga tey fuñ mujjee tonton Aziz dañuy drogué wu yaa ngi dégg fii ñaata mannequin nga gis fii nii Sénégal gi yoo xamante ni amoon na fi récemment mannequin boo xamante ni dafa jëloon drogue bu ëpp ba tax mu jaar ci ñàkk ci bakkanam est-ce que kooku tamit boo xalaatee loolu gis nga ni sama kii bu demee dina tekki nga bàyyi ko mais boo xalaatee tamit ne kii bu mun na fa jaaree sànku drogué am fa tamit mu yàqu est-ce que kooku war nga ko bàyyi tonton Aziz mu dem. waaw joxal ma jaaji c'est vrai que tey ñu ngi wax maanaam côté yu négatif yëpp pour l'élection Miss mais tey bu ñu jàppee ne tey li Anta wax léegi am na na ma yàlla baal jigéen ñoo xam ne bon nañ drogué wu nañ def nañ naka su doon te musuñ taxaw ci plateau ne dañuy def élection Miss. waaw loolu moom y en a des tas bari na fi mais loolu doyen man j'aimerais dire ci côté éducation bu njëkk bu jigéen daan génn di def yenn yi ay waajuram dañ doon xaw a am benn négligence. comme yan gën def yan. ndax bu njëkk boo nee doomu diw de bariwul woon ñuy gis ay parce que dañ la daan yar tellement teg la ci kër gi nga
fekk fi sa maam fekk fi sa bàjjan gis fi sa papa da nga daan am éducation tellement que dara du la dévier doo gis leneen ci dara ba mu fees sa bopp par exception bu daan am dañu naan kii de yaayam toppatoowu ko mais léegi ñun suñu ay yaay taluñu benn taluñu parce que bëgguñu non parce que il faut ñu waxtaan parce que dañuy waxtaan voilà suñu ay yaay taluñu suñu ay papa taluñu parce que nekkul bëgguñu mais société bi moo leen jàpp parce que pauvreté parce que yaay bu xëy ak papa xëy nañu dem uti ñu am bañu fi léegi ñun il faut que ñu am benn esprit de mentalité te amuñu chance fekk ñu ay bàjjen suñu kër ak suñu ay maam amuñu chance donc il faut que ñun ñu am benn aspect intellectuel boo xamante ni ñun ci boppam ñooy yeer suñu bopp mais yow nga doon jigéen bëgg xaalis bëgg succès bëgg buzz yow pour yow sa àdduna lépp a war a neex te sa yaay jox la papa jox la mais noo def il faut que nga exposer sa bopp il faut que nga jaay sa bopp il faut que nga dem dorogew pour am dara il faut que nga génn pour ñi gis nga pour am dara il en faut lu koy solutionner nag na jeunes yi laa wax parce que suñu ay yaay bu ñu xëyee dem nañu ak suñu ay papa ñun nañu yàq suñu bopp na jeunes yi yàq nañu yàq seen bopp parce que ñun lu ñu doon ay jeune war nañoo bëgg lu baax mais léegi lu bon rek la ñuy roy la preuve est-ce que di nga gis benn xale bu jigéen TikTok lu muy bari est-ce que di nga gis benn xale bu jigéen bu jël benn saaru naar muuru di ko tari amul royuñu lu baax lu bon rek la ñuy def diw génn na wax lu bon chanteur bee génn na def lu bon te aussi ci dañuy wax naan xale yu jigéen ñi dañuy génn di def lu bon di sol lu bon mais ñit ñi tamit ñoo leen di pousser à ce que ñu koy def parce que soirée artistes yu gën a mag da nga fay gis ay xale yu jigéen yoo xamante ni leen neex la ñuy sol est-ce que yaa ngi dégg di fa def leen neex di fa feccee nu mu leen neexee mais ñoom ñu ngi pousser xale yu jigéen ñi ñu am fitu def loolu ñooñu xam nga ni ku taxaw ci soirée Wally Seck sol yenn yi def leen na nga doon jigéen ku xaw a faible mentalité mais da ngay jàpp ne loolu mooy wëy nañu yàq suñu bopp bëgg lu baax di ko def te di ko wax voilà c'était ce que j'avais à dire. D'accord donc bu ma jàngatee sa wax ci biir xaw nga mel ni ku changer un peu de trajectoire parce que au départ tu as parlé élection Miss maanaam conséquences yi ci nekk et cetera maanaam xeetu bon yi ci mun a nekk mais génn nga ci cadre élection Miss ñëw nga ci ay soirée waaw maa ngi ñëw damay relancer c'est que dama bëggoon ñu xam ne maanaam le fait de bon c'est pas l'apanage uniquement des élections Miss du dëgg léegi yow dama lay interpeller par rapport ak jaaji li mu wax léegi ci maanaam nee na parents yi dañu mel ni ñu démissionné dans le sens où bu ñu xëyee ñu ngi uti lu ñu am donc généralement ñi nga xam ne nii xëy na seen parents yi seen doole jotul seen ginnaaw généralement ñoom ñooy gën a exposé et pourtant léegi am na ku ko wax xaw ma kan la ci joxe na raison ay fils de borom xaalis yoo xam ne nii li gën a bon ci ay njombe ci ñoom nga koy dégg est-ce que tey maanaam tey parents yi tey la responsabilité ça se situe à quel niveau est-ce que tey sa parent amuñ seen doole maanaam seen loxo jotul seen diggannaaw rek war na tax nit bon. affaire bi question de maanaam personnel la. personnel mooy lan. maanaam affaire moom la daf may daaj ay mots yoo xam ne man damay dem ba damay xaw a mel ni. da ngay gëlëm daal waaw noonu la wax bee diis. ma ne affaire bi c'est personnel. maanaam je peux dire la responsabilité elle est partagée. maanaam elle est partagée maanaam comme ni ko kii waxee kii sànq waxoon na ni que maanaam am na ñuy def dañuy amuñu seen parents yi dañoo démissionné ñenn ñi du ñëpp ñoo démissionné démissionné la signifier en fait du démissionné maanaam dañuy wuti xëy mais démission la parce que su fekkee maa ngi ñëw jaaji c'est que les mots ont leur sens parce que quand tu dis que par exemple les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants parce que dañu dem outil ça c'est une forme de démission voilà très bien continue parents yoo xam ne aussi dañoo démissionné très bien voilà man côté boobu laa lay waxee quoi en fait maanaam démission ku dem ba yara tookee moom da nga démissionné boo talee xaalis tal société
da ngaa démissionné mais du ñëpp. waaw parce que booy wax il faut pas généraliser man moo tax nag bu may wax donc du ma généraliser parce que du ñëpp ñoo yem ndax bu ñëpp yemoon am na ñu dañuy gedd seen i cër. donc man dama ne. waaw que ni affaire bi c'est partagé maanaam yow tey dëgg la sama parent yaruma wala yar na ma warul tax tamit man tamit ma dem def lu bon. yaa ngi dégg parce que nit ki waa loolu dafa am. parce que am na ñoo xamante ni dañoo am majeur vacciné. yaa ngi dégg mais am na ñi nga xam ne majeur ñu vacciné wuñu mais nit ku nekk yàlla moo mën a téye ci sa loxo ndax boobu nga bañ a def lu ñaaw. léegi daal yàlla yaa ngi dégg léegi daal dem nga yóbbu nga ko ci yàlla léegi nag. kon nag mu ngoog nag léegi oustaz la. léegi wax bi frenku laayu comme que léegi yóbbu na léegi nag yóbbu na yëpp léegi ci yàlla bàyyi ko mu continuer ba pare. léegi ma ni ku ci nekk daal yàlla moo mën a téye sa loxo pour nga bañ a mën a bañ a def lu ñaaw. nit ki daal du sabul doon day bàyyi lépp yàlla daal moom moo yor lépp. non damay wax maanaam li nga xamante ni loolu mooy réalité. parce que nit ku nekk bu baaxee yàlla la bu bonee yàlla la yàlla mooy namm ci yow loolu noonu. mais luy l'essentiel muy yàlla ku nekk daf la jox xel may la ngay réfléchir donc nit ku nekk boo opté ni que dinaa def li xëy na seytaane dina la pousse nga def yenn yi doo ko tey peut-être tu es consciente wala tu es conscient moment bi nga koy def on parle de moment bi nga xamante ni moment immédiat lay waxee quoi moment bi nga xamante ni ci nga koy def mais li ma mën a wax mooy que ni comme ni ma ko waxee ku ci nekk tu es responsable ku ci nekk boo defee lu bon tu es responsable boo defee lu baax tamit tu es responsable nit ku nekk tu prends ta responsabilité donc à ta main donc du question de léegi génne nga yàlla léegi yaa ngi waat ci nit ki léegi moom moo jël responsabilité waaw loolu lay mën a wax en fait non du question de yàlla parce que yàlla moo wax loolu en fait lu ci nekk donc man su may wax je parle de manière générale yaa ngi dégg comme ni ko waxee sànq mu ngi waxoon ni que ni je ne sais pas démission des parents loolu warul tax ñun ku ci nekk mu war a jéggi raay am na ñi nga xamante ni tey mun nañ leen duñ leen juger ñu ne censé à juger qui que ce soit parce que ku def lu baax wala ku def lu bon waroo taxaw fee di ko ŋàññ yaa ngi dégg il a le choix wala elle a le choix de faire les choses yaa ngi dégg man daal ci gàttan daal moom loolu noonu laa ko jàppee yaa ngi dégg ci gàttan noonu laa ko jàppee bon on va fermer ce volet avec Moustapha maintenant tey boo nekkoon tey un décideur tey maanaam nekk à un niveau de responsable da ngay décider sur l'avenir quand même de l'organisation élection Miss tey lan ngay def da nga koy annuler da nga koy supprimer wala da nga koy réorganiser wala da nga koy encadrer tey. dama koy encadrer. très bien. parce que xam nga situation coow li ngay dégg lépp ci affaire Miss yi. ñii ñi ngi def lii dugal fii jàppal bàyyi parce que kenn encadré wu. très bien. parce que boo xoolee par exemple ku mel ni Moïse Ambroise Gomis. moom déjà moom rek dafa encadré woon affaire bi. très bien. parce que déjà kilifa la. mag la et puis c'est quelqu'un boo xam ni yàgg na ci réew mi il est respecté donc. muy prôné ay valeurs yi nga ay valeurs cardinales. donc moom da doon encadrer li mu daan organiser. moo taxal événement bi bu jotaan da nga daan gis Sénégal ñëpp dañu daan nekk au courant que ni am na Miss bu xew. très bien léegi j'ai comme si l'impression que non seulement encadré wuñ ko. mais organisateurs yi li leen gën a intéressé rek mooy am ci organiser ko am ci xaalis mooy les privilèges. mais à part ça daal pour man. amul leneen su doon man la dama koy encadrer. très bien donc dégg ngeen d'abord cette première partie boo xam dañ ko consacré woon exclusivement entièrement à l'élection Miss le contenu l'orientation c'est vrai que les avis sont partagés am na ci plateau bi ñu ne tey bu ñu sañoon élection Miss bi dañ koy bàyyi bon mais am ñoo xam ne ñu ne xëy na li ci nekk moo tax. dégg nga aussi Moustapha nee na moom du ko dindi mais daf koy encadrer ba nga xam ne tey élection Miss mën nañ ko def ba nga xam ne ni ëllëg xale bi même bu demee tamit du exposer boppam maanaam du mun na ci am sax ay opportunités parce que quand même on a cité des exemples yoo xam ne nii ci élection Miss lañ jaar quand même ba tey ñu defar seen avenir te taxul ñu bon donc loolu yëpp bon l'éducation daf ñuy interpeller quand même sur maanaam suñ conscience daf ñuy interpeller sur l'éducation de nos enfants mais surtout l'orientation et le contenu que l'on doit donner vraiment à cette élection Miss qui ne date pas d'aujourd'hui qui date de très longtemps voilà donc la première partie bi ñu réservé woon quand même à ce premier thème bu élection Miss